waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Sëñ Samb ak sa caméraman ak équipe bu Rewmi Info wala Info Rewmi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu internet yi nga xam ne yëpp ñu ngi seetaan vidéo bi. d'accord Imam suñu émission dañ koy commencer juste ak ci nga xam ne mooy question d'actualité ku ne xam ne ni actuellement dëkk bi fi mu toll nii wàllu mbënd mi mooy li gën a fës ci xibaar yi ñu bëggoon a xam rek lan moo ci gis-gisu Imam Kanté. waaw sama gis-gis mooy ne mbënd mi boo seetee nag wax dëgg yàlla comme man dama naan lanceur d'alerte la ak tamit quelque part sax mën nañu wax activiste mais du ma activiste opposant activiste maanaam kuy yëngatu di joxe xalaatam ci actualité bi muy ci Sénégal muy ci àddina bi muy ci diine muy ci façon yeneen domaine boo seetee tey àddina bi yëpp daanaka mbënd am na fi. kon wax dëgg yàlla mënuñu wax ne Sénégal dañoo nekk cuune rek moo tax mbënd am fi bu dee loolu la kon tey di nga ko wax ci àddina bi yëpp parce que changement climatique dëgg la am na ay mbënd yoo xam ni dafay bette ak ay taw yu bëri da ngay gis sax États-Unis àll bi di lakk depuis ay weer te pourtant am nañ moyens yu bëri et cetera kon affaire mbënd am na ci wàll boo xam ne wax dëgg yàlla dañu war a nangu ne lu bette la loo xam ne doomu aadama amagul xarala ak xam-xam ba mun koo gàttandu. li nga xam ne nag am na mooy taw yu bari yi am waa météo kenn mënul wax ne ñoom politique moo tax ñuy wax mais li ñu wax ne 100 millimètres boo ko amee ci 24 heures ñoom dañ koy tuddee pluie extrême taw bu bari kon wax dëgg yàlla dañ leen koy nangul loolu du président moo leen ko wax loo du kenn du benn parti politique moo leen ko wax loo kon ñoom nee nañ ci 18 heures rek am nañ déjà 100 millimètres kon loolu lu bari la loolu lenn la terewul tamit nag am na responsabilité ci wàllu assainissement. canalisation yi des na boo seetee tubaab bi li mu fi jotoon liggéey daanaka sama gars yi bi ñu ñëwee ñoom li ñu ci dolli bariwul wala sax am na lu ci yàqu kon loolu tamit taw bu wàccee wërsëg la xéewal la parce que mooy dundal suuf si dundal gàncax gi mbay bi mën a dox et tout moo tax alquran sax tuddee ko yërmande ak yu mel noonu mais nag bu fekkee ni ndox mi dafa wàcc te amul fu muy jàll rogalaat ba dem te suuf sa mu wàcc tamit mënu koo muucu moom mooy indi ndox yi di taa mooy indi mbënd kon foofu côté gouvernement am na ci parce que ñoom ñoo war a góorgóorlu ba yenn sanc yi nga xam ne day fatt yoon ndox ak le fait que ñuy gor garab yi suuf si di wéet du am garab yoo xam ne day jouer seen rôle ci wàllu ndox ak problème ni ma la ko waxee assainissement bi yooyu mooy tax tamit taw bi même bu dee bari na loolu tam responsabilité gouvernement am na ci donte woon wax dëgg yàlla boo seetloo président Ablaye Wade defoon na ci lu am solo inondation yi mu fi fekkoon nga xam ni temps PS ñoom daanaka moom seen yoon nekkatu ci woon dëkk bi da doon tëmb laa la wax Ablaye Wade defoon na ci liggéey bu am solo ba defaale plan jaxaay bi commencé woon liggéey bi Macky Sall bu mu ñëwee tamit wax dëgg yàlla mbënd boobu mu fekke woon ba demoon fa ba ñëpp rafetlu ko parce que bu njëkk président yi ak ministre yi doon ñoon sax dem foofu de daanaka defoon na ci lu am solo ay bot dem fa maa ngi fàttali ko ndaw sos doon jooy jàpp nu ko noonu alors mu def plan ba wax dëgg yàlla at yi passé ñëpp reconnaître nañ bu dul affaire politique laa wax que ni affaire mbënd bi wàññeeku woon na bu baax léegi nag taw yi bette yu bëri yi moo feeñalaat ni liggéey bi des na kon nag léegi man li may woote rek mooy moom na ci defaat alal te wax na ko lam ca jotoon def aussi wax na nañ ko wax nañ ko dépensé am na benn expert bu wax ne bu dee fukk ñett rek lañ ci liggéey kooku yéen journalistes yi yéen a war a dem laaj ko juróom-ñaari ki des lan la mais président kon na yokk loxoom ci wàll boobu su ko defee jàppalante ak askan bi yëpp mairie yi ak communauté de base yi ñëpp taxaw parce que ndox ku mu dugg sa kër boo fi taxawee naan damay xaar président ñëw génne ndox mi tamit mën na xaw doy waar kon ñu jàppalante nañ joxe moyens yi xaalis askan bi nañ ko joxe ci liy faj soxla askan bi rawatina mbënd loolu daal mooy sama wax fi mu toll. Imam gis nga xam ne mooy président de la république génne lu tolloog 10 milliards pour dimbalee ko ñi nga xamante ni si ñoom la ndox mi lor ñu gis ni que ndax defaroon assainissement bi gënul woon bàyyi ba ñu yàqule ñu doog a ñëw di leen venir en secours. bon mënuñu wax ne dañoo bàyyi ba ñu yàqule ñu ñëw di leen venir en secours peut-être ñiy def politique mën nañu ko waxee noonu parce que xam nga politique moom doo bàyyi dara mu sedd mais man en tant que comme ni ma la ko waxee benn observateur de la vie de l'actualité buy jéem a objectif
dama ne la xam nga sànq moo tax ma tàmbalee ma ne la àddina bi yëpp mën nag fi te loolu nga wax soo ko appliqué àddina bi yëpp kon da ngay jàpp ne gouvernement yëpp ay cuune lañ te gouvernement bi yemul kon ma ne la affaire mbënd buy bette ak changement climatique moo ko def nee naa la xam nga États-Unis ni ñu fonkee seen i àll ak ay malak yooyu ñu toog ay weer àll bi di takk xam nga soo leen ne da ngeen waroon defal garab yi moo tax mu tàkk da ngay xam ne gën na compliqué boo jëlmee tey démb je crois gis naa ay vidéo Arabie Saoudite mi ngi tëmb nga gis dëkku Arabie sax taxul may wax moom pays européens yi chaque fois day am problème yu mel noonu kon tàngoor bi yokk noonu ak taw buy yokk di bette yooyu doomu aadama fi nekk nii mënu ci dara mais nag comme ni ma la ko waxee réew Sénégal moom ni ma la ko waxee Afrique affaire assainissement affaire aménagement territoire ak tamit gis nga ni ma la ko waxee sanc yi exode rural ñu bàyyi nit ñi fu nekk nga dëkk fa fatt yoonu ndox yi yooyu gouvernement am na ci responsabilité parce que bul bàyyi kenn mu dëkk foo xam ne yoonu ndox la ba pare nag nga ñëw fekk ko fa naan ko léegi jóge fi wala même boo ko waxul jóge fi boo defaree sax terewul ndox bu ñëwaatee jaar fa rek mu tëmbaat canalisation yi xoolal li am doyul li jot a am sax dañ koy bàyyi mu fatt population yi tamit saa nit ñëw sàcc ay tuyaux yi toj fii yàq fii jël ay mbalit sotti ko ci canalisation yi et cetera ak tamit chantier yi nga xam ni gouvernement mi ngi koy defar ak chantier yu bëri nii ci biir Dakar yooyu yëpp dafa laaj benn plan boo xam ni teguñu ko daanam ku am sa alal fi nekk nii Sénégal daanaka lu neex nga def ñu bàyyi la alors que chantier yi nu muy tegaloo dafay laaj fi mu nekk nii xoolal côté yi ñu nekk nii point E doonul woon am sax presque ndox nii mais léegi ndox mi ci kaw fële lay jógee pour dem ci canal bi fii comme géej lay mel bu tawee heureusement bu toogee quelques minutes après mu jàll donc yooyu yëpp moom côté responsabilité assainissement ak gouvernement mais mënu ma wax quand même que ni dañu seetaan nit ñi ba mbënn ñëw ñu doog a dem déedéet am na plan am na lu mu jot a defar léegi nañ yokk liggéey bi. dañuy dem suñu deuxième question bi rek mi ngi concerné wàllum société ci gis nañu instant bi li nga juróon na fi sax coow lu bari muy wàllu programme télévision yi ci mel ni ay séries yu daw ci télé yi ak yenn émission yi imam ban gis-gis la am ci loolu. gis nga loolu question bu doy waar la parce que boo jëlee tey Sénégal askan bi ñi ci ëpp ay jullit lañu kon dañu bëgg seen njaboot ku leen mënta dimbali ci yarub lislaam nga bañ leen yàqal lu ndaw li ñuy jéem mooy la ñuy jéem fan ci daara ja di ko jéem ci seen njaboot kon nag wax dëgg yàlla ku leen mënul dimbali ci loolu nga bañ a yàq la ñuy jot a taataan ci daara ja ak ci biir kër yi mais kon léegi médias yi ni mu demee nii loo mën a def ci sa njaboot wala ñu def ko ci daara ji bu xale yooyu commencé jàkkaarloog médias yi rek lu bëri commencé yàqu léegi nag mu des ne question boobu dañ ko war a régler pour man dañ ko war a régler dans le fond ni ñu koy régler dans le fond du rek téléfilm bu ñëw ñu kaas télénovelas yi ñëw na ñu kaas xam nga ñu kaas woy novelas yi tubaab yi et cetera gars yi muus xoola ne comme tubaab yi la Sénégalais yi dañ naan tubaab yi dañu ñàkk jom bokk ñoo ñun diine yu mel noonu léegi nag ñu jaarale ko léegi ci ay sénégalais xoola léegi ñoom ñu def yu gën a bon sax waaw papa yu gën a ñàkk kersa sax léegi su ko defee léegi moo lay wan ni kon réglé wuñu question bi dans le fond kon du woon question dàq ay tubaab ba pare ay nit yu ñuul def sax lu gën a ñaaw kon problème de fond bi mooy tey cër bi ñu war a jox l'islam ci loi yi àtte réew mi loolu mooy question de fond bi tant que loolu réglé wuñ ko chaque semaine ñu yuuxu fi benn téléfilm bu bees nga dem CNRA ñu ne la waaw ñun il faut film bi daw ba pare ñu doog a xool na ñaaw na bu ñaawee tam ñoom li ñu tuddee lu ñaaw bokkul ak l'islam li ñu tuddee lu ñaaw naan la ay 16 ans teg ko guddeeg nangam ak nangam ba pare ak yeneen médias yoo xam ni daanaka mënoo leen tere ñu dawal ay film yu bon parce que am na ay convention yu signé ak état bi kon loolu gis nga question de fond bi mooy lan mooy tey fu mu nekk nii sëriñ si association islamique yi dañu war a def benn mobilisation bu am doole pour poser problème mu lépp loo xam ni dafay yàq diine ji fii ci réew mi ci fu mu mën a jóge mu nekk loo xam ne day am ay loi yu koy tere nga xam ni ku ko def sur le champ am daan bu la ci fekk bu dul loolu nii la ñuy dundee rek maanaam nekk dans la réaction gis nga li mu wax gis nga li ñu defati ñii saché lañ ñii bandi lañ. mais imaam dafa mel ni tey ñi nga xamante ni si ñooy kaas loolu jug di ko ñaawlu dañoo wét ci combat bi ñu ci mel ni ku mel ni imaam Makhtar Gueye bu Jamra mu mel ni que ñi nga xamante ni si ñoo war a jug taxawal diine ji ñu ci bëri ay kilifa diine ay imaam ay nangam ay oustaz ñu mel ni ñooñu duñ leen ci dégg loolu wax ci loolu. waaw loolu mbir mu doy waar la déjà lenn li mooy que am na ñoo xam ni am na sax ay imaam ay oustaz ay waaraatekat ñu nekk ci plateau yi di ci wax sax mais wax bi suñ ko benn lewul dooleente wax bi ku nekk dooleel sa morom
day des ba tey kii day wax fii kii wax fee kii wax fee gisoo vidéo yi léegi am na oustaz yu bëri yu koy dénoncé man dinaa ci wax keneen wax ci keneen wax mais gis nga wax bu tasaaro boobu tamit influence am day des loolu bokkul ak ñu ne woon sëriñ si ak imam yi ak association imam association oustaz yi nee nañu bis ni ki tey waxtaan nañ ak gouvernement bi nangam bëggatuñu lii am fi war nañu rencontrer le ministre de la communication ministre de l'intérieur et cetera loolu doole bi muy am du yem beneen bi mooy am na yeneen imam yoo xam ni ak yeneen oustaz yoo xam ni ñoom julli seen jàkk lañ tal toppatoo ngénte yu mel noonu pour ñoom lu yàq ci réew mi seen yoon newu ci loolu erreur la ni ñu leen jàngalee l'islam bi aussi mooy ñuy gérer rek aspect culturel yi quoi kooku problème la beneen problème mooy sëriñ su mag si xalif yi ñoom tamit wax dëgg yàlla am na yu bëri yoo xam ni duñ ci dugg parce que xamuñ ko wala xamuñu détails yi te ñi leen wër nga xam ñooy staff bi daanaka ñoom ñooy wax sëriñ bi liy xew ñooñu tamit bu fekkee waxuñ ko dëgg-dëgg danger bi fi am ak li ñuy jot a gis ak di ko waxtaan ak nit ñi day doy waar te nag ñii di war sëriñ si noonu lu nekk nga fay fekk da nga fay fekk ñu dëggu ñoo xam ne dañuy wax ak sëriñ bi ne ko lii de doy na waar nangam na ak ñoo xam ne bu ñëwee dañuy tagg sëriñ bi rek waxtaan ak moom dem seen yoon donc loolu moo tax yëfi jafe ak tam ñàkk wóolante bi des fois da ngay yëkkati kàddu imam Kanté ñu ne lan la murit la wala tijaan wala xaadir wala ibaadu la non kooku affaire am nangam nga wax kële mu ne la non donc ku nekk di xoolee sa morom fa mu bokk te bañ a xool l'islam bi ñu bokk loolu tamit daf ñuy affaiblir ak tamit population bi nga xam ne maanaam bànneexu bakkan daf leen di not parce que xamuñu lu doy seen diine ba pare nekk ay ndaw ñu bàyyi leen ak médias yi donc loolu yëpp moo tax daal il faut ñi nga xam ni dañ leen di déglu ci diine ji ñu toog waxtaan te léeg-léeg itam affaire daraja affaire yooyu am naa ci expérience da ngay woote réunion dem dox ñu bëri nga woo leen toog ngeen def benn réunion pour ngeen defaat deuxième réunion sax problème la parce que ku nekk dina wane boppam ku nekk wane ne maa war a jiite affaire bi extra loolu moo ñuy affaiblir kon il faut ñu nangoo ñemente di waxtaan ba pare teg li ñuy wax stratégie benn plan d'action daal ne fii ak par exemple at bii bëgg nañ lii jóge fi wala lii wàññeeku wala lii naka lañ koy defee ñan la ñuy jiital kan la ñuy waxal et cetera ñu teg ko bind ko tënk ko doxal ko mu nekk plan d'action bu ñu waree woote marche ñu woote ko wooteendoo ko par exemple xoolal par exemple suñu ne woon sëriñ si ak association islamique yëpp ñu d'accord par exemple benn jour benn vendredi ne région yëpp nañ def marche mais loolu pour nga coordonner ko waxtaan ak ñi nga ko war a waxtaanal ba ñëpp ànd ci problème la loolu nag suñu nattu la. loolu manque d'organisation bi daal mooy problème. je dirais que pas seulement je dirais même pas organisation mais manque d'unité et de confiance parce que organisation bi du problème xoolal ma jox la misaal ku nekk la nga bëgg a organiser ci sa kër yaa ngi koy organiser du question organisation de voilà bu ñu def boobu erreur question confiance la ak unité dama ne la tey ji ku nekk sa kër la nga fa bëgg a organiser yaa ngi koy organiser ku nekk sa jàkk la nga fa bëgg a organiser yaa ngi koy organiser kon tey suñu ne woon jàkk yëpp tey ajjuma suñ jullee jumaa ba pare nañu daje fii wala def lii région yëpp waxee ko noonu kilifa yëpp waxee ko noonu kon nga gis kon du question organisation question confiance ak volonté li alquran tuddee safan ka annahum bunyaanu marsuus ñu nekk benn say ñu nekk benn édifice compact ka annahum bunyaanu marsuus loolu moo ñu manqué. waaw li moom la tubaab naan on est affaibli quand on est désuni. voilà loolu mooy c'est plutôt ça problème désunion la ak problème confiance ak des fois tamit mais loolu sax du problème ak problème mu ñàkk xam dëgg-dëgg nuñ koy defee mais loolu du problème parce que am na ñu ko xam bu amee ñu ko xam rek wàcc na ñeneen ñi. kon nag du problème mu xam mbir mi nu ñu ko war a defee man mi mën naa la bindal plan d'action léegi ci loo bëgg ñu def ko dégg nga am na ñeneen ñu ma ko dàq sax donc du affaire ñàkk koo xam am na toujours ñu ko xam kon du question ñàkk mën a organiser wu parce que ni ma la wax ku nekk li nga bëgg a organiser yaa ngi koy organiser lettres yi nga war a bind di nga ko bind date bi di nga ko jàpp dem communiquer ci nangam loolu voilà mu ngoog kon moo problème lan la problème de confiance la problème de d'unité d'action am benn stratégie yëkkateendoo tegandoo pour que le gouvernement bi xam ne ñii maintenant c'est un groupe de pression parce que loolu la pays européens yi loolu nga gis la c'est-à-dire dañ nekk benn groupe de pression li ñuy wax fii ay lobby yëpp nii ñun dañoo war a def la même chose sans ñu tuddee suñu bopp sax lobby mooy nekk benn groupe de pression duñ parti politique duñ dara mais ku yore réew mi da nga ñu bàyyi xel loolu la ñu ñàkk a jëmmal loolu la ñu ñàkk a jëmmal.
ok Imam kon dañuy rebondir ci benn question boo xamante ne si elle a déjà fait les choux gras de la presse mooy question bi nga xamante ne si mooy artiste sénégalais boobu du nekk ca États-Unis muy Akon ñu attribuer ko ay suuf su bari pour mu war fa def li nga xam ne moom mooy Akon City ñu gisoon da nga génnoon ci def ci benn réaction ba ñu bari di ci ba mu suscité ay réaction yeneen réaction yu bari ñu bëggoon rek nga ñëwaat ci loolu. waaw mooy li ma la wax rek man damay xool réew mi ni muy doxee lépp lu ma gis ne mi ngi dox ci réew mi dara tiitalu ma ci dara jaaxalu ma ci dama ciy noppi wala sax ma rafetlu ko bu ma demee ba am ci détail ne si lu baax la mais nag su ma gisee loo xam ni daf ma jaaxal te ma yaakaar ne mun na yàq wala leerul dama ciy wax loolu moo tax projet Akon City bi te ngeen bàyyi xel ne jusqu'à présent doo ma gis ma tudd jëmm ji ci boppam parce que intéressé wu ma li ngay gis may bind di wax yi damay wax projet Akon City mais Akon ci boppam en tant que jëmm intéressé wu ma wala boog intéressé gu ma tant que jëmmam ci boppam amul lu mu def loo xam ne gis naa ni mën na yàq dara ci réew mi wala ci diine ci mais xam ngeen est-ce que mës ngeen ma dégg ma wax ci affaire Akon waykat la kenn kan moo mës a dégg Imam Kanté di wax ci wayu Akon ma nga ca la mu nekk ma nekk ca la ma nekk yorul sama wërsëg yoruma wërsëg muy citoyen may citoyen mënuma ko tere fii dara mënuma fay tere dara dëgg kon nag mais ba mu yëkkatee projet boo xam ni toll na ni budget wu Sénégal est-ce que Sénégalais yi xam nañ loolu budget wu Sénégal mooy ci benn at lépp lu askan bi di soxla ci wàllu mbay ci wàllu santé ci wàllu sécurité ci wàllu emploi ci wàllu enseignement ah lépp luñ soxla Sénégal xayma ko daal ne lii laa soxla pour faj soxla yi ci at bi pour 15 millions de Sénégalais benn waaye ñëw ne alal boobu mën naa ko fi indi mais da ngeen may jox benn gox boo xam dama fay def sama dëkk loolu du lu ndaw musu fee am moo tax ñuy wax naan projet ma ne dafa am projet ak projet lii moom beneen affaire la ba pare waa ji di communiquer naan dama koy def dëkk boo xam ni mën na am dana am 300 000 habitants police su boppam monnaie wu boppam dégg nga danaa fa def lii danaa fa def laa nangam ak nangam ma ne non lii xaaral ma seet lan la ma ko seetee gis ne lu lëndëm la ba fi ñu toll nii question yi ma posé yëpp kenn du la ci indil réponse lu dul naan ay Imam Kanté dafa bëri wax ak soos bu nekk mu dugg ceeg nangam man ndax mën nga ñëwaat ci question yooyu. waaw question yi ci gën a am solo mooy d'abord suuf siñ ko jox bàyyi la luñ ko abal la par exemple pendant des années loolu miin nañ ko fii dañ koy jox fii ñi exploité fii suñu dëkk yëpp nii dañu defal bàyyi souvent 90 ans nga exploité extra mais doo moom suuf si du nekk titre foncier bu ñu bàyyi xel dara Sénégal dëkk bu ndaw la foncier bu tuuti la ñu am su fekkee ku ñëw ñu jox la titre foncier ñun suñu bopp ay jaam la ñuy doon suñu biir réew di liggéeyal ñeneen léegi kon ma ne titre foncier lañ ko jox wala déet bu fekkee titre foncier la nañ ñu wax ci yan condition lañ ko joxee Babacar Ngom a ngi nekk sénégalais amoon fi usine ak yëpp nii mais gis nga coow li ko ci topp te ñu bëri dañ ne woon waruñ koo jox titre foncier parce que mu nekk nii mën na ko daggate jaay ko alors que dañ ko jox ci turu ne dañuy def entreprise kii tam bu fekkee dañ ko jox foncier mën na am li muy def ni yëpp ni koom la rek mu tabax ñaari kër ñetti kër ba ci kanam mu dem ba gis ne affaire baa ngi commencé am valeur mu jaay ko dem yoonam est-ce que loolu dañ ko nangul Sénégalais yëpp tey jii yow boo amee fii benn parcelle fii ci benn commune benn parcelle 150 mètres carrés pour habitat lan lay wax xoolal boo toogee 2 ans boo ko clôturewul tabax ko ñu nangoo loi bi loolu la wax yow citoyen simple waxuma la nag kon nag il faut ñu xam est-ce que Sénégal mën na continuer di jox ay individus nii lu toll nii ci ay titre foncier te li ma ci jot a dégg mooy que ne titre foncier lañ ko jox nañ ñu wax ci yan condition boog benn question deuxième question nañ ñu wax est-ce que jëluñu ay suufu ay waa gox ba fekkee jël nañ ko nañ ñu ko wax ci yan condition fekkee jëluñu ko ñu wax ko parce que dégg naa ci benn vidéo benn jigéen bi wax ne dañu jël seen suuf mu ne maa ngi ñaan yàlla que ni ay kon dinañu remboursé ay kon nee na je prends note yooyu dafa woyof de je prends note mooy la jël suuf ni je prends note bon Sénégal daal vraiment alors beneen bi mooy cahier de charge képp koo xam ne am na ñoo xam ne loolu lañu comprendre ñu ne way projet privé la lu ki seen yoon ci moom mandu leen mais non kii mënu fee def benn projet lu dul ne lu waaw dëkk bi moo koy encadré kenn du dox fii nii yow citoyen simple nii rek léegi policier daje yow ci mbedd mi fii rek jàpp la ndax sa moto bi wala kii nii waxuma la ku yore budget Sénégal ne def fii def dëkk kon léegi cahier de charge bi anamu dégg naa maire bi ci benn vidéo mu ne am na cahier de charge nañ ko publier cahier de charge dañ koy publier c'est pas discret convention yu mu signé ak état ba président recevoir ko nañ ko publier yooyu itam kenn waru ko nëbb constitution bi moo ko wax l'accès à l'information c'est un droit citoyen gouvernement bi mu demee di jéem a nëbb affaire pétrole di ko nëbb bu demee ba coow topp ko ci ba mu sonn lu mu def léegi publier nañ ko le contrat na ministère du tourisme nañ publier convention yi signé ak waa ji
ak élément projet bi SAPCO bi nga xam ni ñoom ñoo aménagé foofu ñoom ñoo jënd suuf si ci état bi joxaat ko waa ji ba tey kenn xamul seen condition gars yi xam nga ni ñuy def des fois dañuy jël dara daal ne pour projet bi la ba pare ñoom ñu daggaale ci moom bu affaire bi demee ba am valeur ñu jaay ko am ay milliards loolu mooy tax li yéen xale yi comme li nga gis benn waaye ni bu doon dugg car rapide foofu ñu ne kii jékki-jékki nga gis mu def ay immeuble yenn saay façon corruption la mais du ne dafa jël xaalisu jàmbur de doon na ko def fii nii Ablaye Wade malheureusement doon na ko def gi corniche bi fii nii am na ko mu fi joxoon par exemple benn partie xaw ma 5000 francs xaw ma 20 000 francs à la mètre carré kooku 2 milliards la ci mujj am da ko jaay ay hôtelier foofu loolu la ñu tuddee spéculation foncière kon loolu suñu bàyyee noonu ay doxandeem ñoo fi ñëw am ay milliards suñu ko ba pare moom foofu jaay ko ku leen neex te ku la neex nga koy jaay bu la neexee nga jaay ko benn waay boo xam ne moo jiite mafia Italie parce que ce titre foncier la kenn du ko mënal dara ay loi internationale ñoo koy protéger kon nag joxe suuf du lu woyof xoola par exemple corniche bi ñu leen waxee léegi fàtt ngeen fi yëpp nii xoola dañuy ñëw ñu ne hôtel lañu bëgg a def nga jox leen benn partie bu ñu ñëwee ñu fexe ba signé jëlaat léegi fatt nañ place bi yëpp ba léegi kenn mënu faa dem ci turu suñu hôtel moo fi nekk te fekk hôtel place su hôtel ba rek la ñu fa waroon a am foofu tamit gis nga suñu bàyyee dañuy def ni benn dëkk bu ci kanamee di nga dem jam ñaajo ngay toll ñu defal la déviation ne la fii yëpp nootoo fee jaar parce que dëkku jàmbur la kon question beneen étude environnementale et sociale dafa am ay études yoo xam ni moom ngay def pour xam suuf si est-ce que attan na lii et cetera c'est une obligation ana études yi te waa ji teg na première pierre ku teg première pierre mooy ko affaire bi commencé na mooy études yi ñu war a def yëpp def nañ ko ma dégg ay nit waay nañ bàyyi ba affaire bi dox ñu xool boobaa loolu mooy topp ci watatu jaan di dóor beneen bi étude sociale dafa war a am mooy fi nga def kii bi est-ce que doo yokk pauvreté ña fa nekk est-ce que jëloo yëfu jàmbur est-ce que dafa indi fitna et cetera ak tamit même les valeurs culturelles et religieuses actuellement on parle de tourisme éthique et de tourisme solidaire maanaam tourisme booy def léegi bu njëkk ba tubaab bi dañoo dem di yàq rek di ko jàmbur yi di fa créer ay prostitution di fa créer lu nekk drogue lu nekk léegi ñoom seen bopp sax ci seen i loi ñoom ñoo ñu tane de ñoom seen i loi tey boo amee agence tey touristique tey France États-Unis dafa am ay convention yu bëri yooyu signé buñ la déggee ne am dëkk boo xam ne dégg nañ ne nga fay liggéeyloo xale wala nga fay def affaire pédophilie dañ lay jàpp ñoom ñoo ñu tane de waaw ñun nag ñun na xaalis ñëw loolu laa dégg sénégalais yi di wax na xaalis bi ñëw rek waaw léegi nag kon ñu xam projet touriste boobu lan la parce que mi ngi naan américain ñu ngi yàkkamti ñëw dëkk nan nañ fiy dëkkee ak bu ñu fi ñëwee lu ñu fiy indaale ak kii wax samay police bopp sama xaalis bopp sama monnaie bopp nañ ko leeral crypto monnaie bi mooy lan ban condition lay nekk lan mooy nekk valeur am par rapport ak CFA est-ce que foofu day am banque wala lan est-ce que du nekk paradis fiscal et cetera mais question yooyu mooy question yu fondamentales yi am na ñeneen ñu ma xam ay techniciens ay architectes yoo xam ne ñoom tam ñu ngi ci posé yenn question technique yu gën a compliqué sax encore pour wane ni waa ji li mu wax moom su fekkee loolu la bëgg a def moom affaire boobu mënut a woyefee nii waaw te waa ji en plus moom day wax lu bëri loo xam du ko def wax na fi riziculture lay jàppale Sénégal am na xaalis jékki-jékki mu bàyyi nañ ko laaj lu tax mu bàyyi loolu bu fekkee ku sérieux la dana wax ne dama bëggoon liggéey ñu tere ma liggéey ñu xam waxoon na fi électrification Afrique mu ne chinois yi jox nañ ko xaalis bu bëri jékki-jékki mu bàyyi kon ku mel noonu tam est-ce que jar na wóolu beneen question bu may mu jëlee foofu question les investisseurs loolu warul nekk lu nëbbu mais moom nee na dafa am clause de confidentialité bu ñu ko signé fii Sénégal bu ko defee mën nañ bañ a xam ñan ñooy investir loolu wóor na kon man affaire bi dama ko topp de man affaire bi caaxaanewu ma ko ñi may tontu ñooy caaxaan mais man caaxaanuma mais question yooyu tamit imam nga kan moo ci war a may indi leeral ki nga xam ne mooy investisseur bi wala état du Sénégal. ñoom ñaar ñëpp promoteur bi moo war a indi ay leeral du mi ngi nii di war di def ay com di dem ci kër sëriñ si di ñaan kon tam na wax nit ñi li mu bëgg sëriñ si dañ koy ñaanal rek jàmm mais xamuñu lu mundu moo tax man bokkuma ci ñi ne wane lu tax sëriñ bi ñaanal sëriñ ku ñëw day rafet njott ci yow rek jàppee lañ njabootam ñaanal la mais ñëpp xam nañ ni sëriñ du ñaanal nit naan ko yàlla na nga am dara bu bëri waaw kon nag loolu la benn léegi moom moo war a def communication bu leer sànq rek maa ngi ci waxtaan sama benn xarit bu jàngee lu yàgg sama benn jeune frère bu jàngee lu yàgg États-Unis mu wax ma ci yeneen élément technique yu compliqué ci affaire crypto monnaie boobu ne ma affaire Microsoft tam mi ngi koy bëgg a def mu ne ma attention loolu mën na fi indi benn centre mondial boo xam ni day échappé sax Sénégal te BCEAO dañ ci war a joxe seen autorisation est-ce que am na ko question boobu leerul kon moom na def communication bu leer déjà mais rek man maay ay kon
wóolu leen ma am na ay nit yu ma àndal danañ fi def lu baax loolu dafa yomb beneen bi mooy que les gouvernement bi seen bopp ñoom tam ñoo war a communiquer parce que ministère du tourisme ak SAPCO waa état bi lañ nañ communiquer loolu moo tax ma ne suñ communiquer wul nañ leen forcer ñu communiquer parce que état loi bi moo ko wax assemblée nationale loolu tax ma wax assemblée nationale nañ auditionner le ministre ak le directeur de la SAPCO def nañ ko fi pour moins que ça annonce yi fii Karim Wade loolu ma naan bu ñu auditionné xam na lu ci nekk parce que moom bëggoon auditionné te annonce yi la ci nekkoon toq la par rapport ak projet bi annonce yi c'était xaw ma ñaata 30 milliards la woon xaw ma par rapport ak 3000 milliards ñu auditionné ko ba loolu indi problème ci réew mi fii léegi Oryx bi kéwél yooyu ñuy wax fi ñett yi ci faatu mais le député Diallo dégg naa ko mu ne posé na ci question assemblée nationale kuy posé question ci ñetti kéwél doo posé question ci projet boo xam ne mat na budget Sénégal. laxisme kii parlementaire yi aussi. waaw mi ngi noonu mais mi ngi noonu c'est-à-dire que suñu parlement. mu ko wax sama waay mu ne ma wax nga dëgg de ma ne ko député bu taxaw daal ne man député président la dañoo war a tekki ndomb tànkam ci bis boobu mu ne ma ah lu tax ma ne ko parce que weddi na règlement intérieur assemblée nationale parce que baatu askan bi la fa yor su nee nag man baatu président laa yor su nee nag man baatu président laa yor kooku kon weddi na ndomb tànk bi ñu ko fa am ak lañ ko fay jox ci salaire yëpp weddi na ko parce que loolu du fonction parce que nit ñee ko votel xanaa xamoo député dañ koy votel comme nit ñuy votel président kon askan bi ñoo ko votel même bu fekkee dafa nekk ci benn liste kon mais nag boo gisee ñoo xam ne dañ naan man ci majorité présidentielle laa bokk kon man député président la xam nga kooku du wax dara loo xam ne mën na gêner nguur gi première chose dama lay waxal ñan ñoo nekk assemblée nationale ñeneen ñi ñu ngi fa ànduñu sax ak nguur gi mais lañ fay teew bariwul lu bari lu ñuy woote du ñëw dañuy abonné aux absents ñeneen ñi question yi leen yitteel ñoom nga xam ni jàpp nañ ne ñoom parti bi ñuy représenté wala parti yi ñuy représenté suñ ko dugalee assemblée nationale mën na fitnaal pouvoir bi yooyu la ñuy gën a yittewoo mais dañ fi naan ñukk yoo xam ni dafa yitteel askan bi yëpp mais yitteelu leen ñoom politiquement gis nga yooyu mooy indi suñu problème mais question bu mel ni normalement waruñ ko woon mën a bàyyi noonu ne serait-ce que laajte parce que fi mu nekk li ma lay wax nii kenn amul benn détail ci projet bi ay kon daal moo naan nii yor maquette am di wax dégg nga ministre bi ñëw jàppanteeg moom loo xam ne wéy waa SAPCO daal ne wéy ñun ñoo ko jox suuf jeex na villageois yi boo leen laajee ñu ne moo ay kon nee na bu ñëwee dinañu jàppale suñu doom yi liggéey du noonu la ñuy defee projet 3000 milliards malheureusement c'est dommage. jërëjëf imam dañuy rebondir rek wax ci benn question actualité boo xamante ni si fan yi moom it lëmbe na jamono ji bien vrai que on est à presque 4 ans des élections mais coowal 3e mandat instant yi doy na waar imam ban jàngat la ci am. jàngat bu simple pour man boo dégloo VAR yaa ngi fi boo dégloo problème yi amoon temps Ablaye Wade ñi nga xam ne ñoo yëkkati woon xeex ba coow li kërti Ablaye Wade dafi bëgg a def léegi roi ak doomam nangam ak nangam ñooñu ñi ci ëpp ñoo nekk tey ci gouvernement bi ñooñu kenn mun leen a baal ñuy jéem a jaxase xelu nit ñi ci affaire 3 mandats parce que 3e mandat Ablaye Wade boobu ñoom ñoo taxawoon xeex ko yëkkati population am na ci ñu ci faatu loolu bu ñu ko fàtte de benn ñaar mooy que bi ñuy defaraat constitution bi boo dégloo VAR yi mi ngi fii déglu leen ci vidéo yi di nga gis ne président Macky Sall ci boppam dafa wax clairement da ngeen bëri lu ngeen di coow mais affaire mandat yi warul nekk coow parce que bii may def mooy sama 2e mandat te kenn warul def 2 mandats plus de 2 mandats successifs te bii mooy sama 2e loolu kay waxul boo waxoon rek kenn warul def mais te bii mooy sama 2e kon bàyyi leen coow li loolu nañ ko génnewaat kon pour man réglé na ko Mimi Touré seetal ci VAR yi di nga ko gis mu wax la même chose ministre bi nekkoon kii nga xam ni il enseigne lui-même la constitution constitutionnaliste la Madior Ismaïla Madior xam nga mënoo wax ne xamul constitution moom ci boppam constitutionnaliste la xoolal VAR bi li mu ci wax dafa sax reetaan nit ñi ñetti yoon mu ne je répète 3 fois mu ne vraiment yéen xaw ma lan ngeen mais mu répété 3 fois pour wane ni mandat wu Macky Sall bi mooy 2e mandat te kon mooy 2 yi dégg nga kon soo xoolee loolu yëpp kii nga xam ni constitutionnaliste la c'est sûr que bi ñuy bindaat constitution bi laxoom dugg na ci moom Ismaïla Madior Macky Sall ci boppam ak autorité politique yi nga xam ne yëpp ñoom ñoo ŋànk réew mi bokk ci parti bi ñoom ñëpp loolu lañ wax
noonu lañ comprendre loi bi gis nga kon dama ni ñooñu le fait que ñu yëkkatiwaat rek naan léegi du loolu lañ comprendre rek weddi wax boobu rek war na tax peuple bi sanctionné leen bañ leen sax déglu waxatuma la nag nekk foofu sax di seet benn virgule ci loi beeg yu mel noonu parce que texte la rek dañ koy interpréter mais ñi taxaw ñoom seen bopp interpréter ko ne 2 mandats yi la bii daf cee bokk mais interpréter nañ ko seen bopp kenn tegul paaka seen kii kon nag léegi pour man ñoom wax dëgg yàlla suñuy gor te bëgg jàmm ci réew mi duñ fi sax jéem a yëkkati affaire 3e mandat xanaa ñiy jéem a muusantu ci ñoom mooy ñiy jéem a prolonger mandat bi comme gars yi gis nga commencé nañ ko am na ko ne bon nañu yokkaat affaire Covid beeg yooyu voilà ñooyu mëngo ñoom ñoo xam mais ala kulli xaal 2 mandats la war a yem président Macky Sall su bëggee jàmm ci réew mi te tam honoré kàddoom kàddu dafa am solo de Ablaye Wade daanaka mbiru kàddu rek daanaka moo ko ñàkkaloo réew mi mais du affaire ñàkk mën liggéey ak baax na donc kàddu dafa am solo te gis nga war sa kàddu ak war askan yàlla du ko baale de déedéet du la ko baal gis nga il faut que mu am la ci fekk même bu fekkee da ngaa war sa kàddu génnee doole parce que xam nga boo ko defee tam foog nga génnee doole imaginal fi mu nekk nii Macky Sall su bëggoon 3e mandat foog mu génnee doole parce que nit ñi dinañ ko bañ kon na préparé rey ay nit préparé tëj ay nit préparé yàq dëkk bi pour mën a toog léegi nag après toog bi du yomb voilà kon nag imam mu mel ni que imam loolu c'est un problème sous-régional parce que gis nañu le cas de la Côte d'Ivoire de la Guinée ak du Mali bari trop nit ku ñuul bëgg na affaire nguuru comme ni ko wolof di wax moo tax man souvent dama naan sax du ma ko bëgg a tuddee nguur man dama koy bëgg a tuddee rek pal wala ndomba tànk sa nguuru xam nga nguuru dafa mel ne nga toog sa pliant rek di nguuru nit ku ñuul nguur ñiit ko jiiroo ko waaw am na ñu koy bind ñi def science politique dañu koy bind dana ne Afrique ñoom nguur comme palaatu ceeb lañ ko jàppee ñedd waaw jaral na leen lu nekk rey genn wàllu peuple bi jaral na leen ko pour toog noosal seen bopp seen xarit seen famille donc loolu nattu la moom boo xam ni wax dëgg yàlla war nañ ci génn respecter askan bi te da ngay gis ne comme exemple yooyu nga joxe da ngay gis seetlu dara képp koo xam ne tey ñu ngi koy tuumaal ci affaire 3e mandat wala muy kurti xam nga dañuy toog ba xam ne mandat baa ngi bëgg a jeex ñu changé constitution bi newaat lépp zéro comme ki nekk Guinée moom noonu la def dafa ne non constitution bu bees la kon léegi am naa droit loolu dem xam nga loolu te kooku amul lu mu waxul Sékou Touré fii ci affaire démocratie amul lu mu waxul Sékou Touré ci affaire démocratie. donc kon da ngay jox dëgg ñi naan le pouvoir métamorphose la. waaw pouvoir bu la ci yàlla dimbaliwul gis nga même sax ñi nga xam ne dañu am yaru diine gëm yàlla ragal yàlla am nañu nattu ci nguur waxuma la nag sama gars yi yamuñ ñooñu fii sax mais te Omar ibn Khattab bi muy sukuraat dafa ne su ma yàlla mayaatoon dana bëri nu may soppi am na nu ma doon defee du ma ko defee te noonu extra parce que nguur moo demee noonu yéen sa salaam Abu Zar bi mu ko waxee ne yaa ngi tabb ay gouverneur dooma tabb mu ne ko innaha amaana ne ko lii nii yéen da ngeen ko jàppee nguur mais du nguur amaana la amaana mooy kóllëre te yowmal qiyaamati sa takunu xasra wa nadaama dana nekk rëccu ak njàqare ak toskare ci képp koo xam ne mataloo ko te kenn mënul matal nguur Macky Sall tey mën na faj soxla 15 millions Sénégalais xoolal mbënd baa ngi nii rek lu mu ci mën may leen ma liggéey te may leen ma rek waaw ñi nekk ci wetam te di def lu jaaduwul yëpp est-ce que sanctionné na ñëpp parce que am na fu mu jaar ak ñoom et cetera donc nguur kenn du ko matal kon nag waxuma la nag bu fekkee ragaloo yàlla fitna yi am ci nguur ci histoire l'islam yëpp ci nguur la bàyyee ko donc bu ñu xamoon luy nguur kenn du ko wut ni mu yombee nii Sénégalais bu tëb ne jox leen ma réew mi nii waaw parce que peuple bi moo sérieux wul ba pare nit ñi xamuñu luy nguur kon nguur yor ko yombul xoolal yonent yàlla Daawuda alquran daf ko ne inna ja'alnaaka xalifatan fi l ardi fahkum bayna nas bil haqq wala tattabi' al hawa fa yudillaka an sabilillah borom subhanahu wa ta'ala ne ko ne yow jox naa la nguur ci waa bani Israël bul topp sa bànneexu bakkan gis nga kon nguur mi ngi noonu su ko defee kon vraiment war nañu góorgóorlu rawatina gis nga bu ma demee Niger ay temps ñuy waxtaan ak benn Nigérien ñoom tam ñu amoon problème bu mel nii président ba fa nekkoon wax mu ne damay toogaat mais bi ñu ko demee waa léegi lan la lu tax nga bëgg a toogaat xam nga lu mu wax dafa ne waa dafa am liggéey yu ma sumb yoo xam ni dama koy eggali nit ñi daanu di reetaan man ne gis nga xam nguur mooy def loolu it c'est-à-dire moom Nigériens yi je pense que presque population Sénégal lañ donc ci 15 millions de Nigériens moom jàpp na ni école primaire bi mu jaar jàng kii wóoruma sax na dem na France jàng ñëwaat léegi ne moom rek moo am xam-xamu ak yéene mën a liggéey
liggéey Niger xool xalaatin boobu amul keneen ci Niger ku mën eggal liggéey yow kay defal sa liggéey rafetal ko mais xoolal même bu ñu ko joxaatoon du eggali liggéey bi est-ce que am na kenn ku mën a liggéey réew mi yëpp la mu soxla yëpp Sénégal d'ici 50 ans kenn da nga xam ne muy melaat après kon kay yow defal waslul àq rek mandat yi nga am nga rafetal fa nga ca yem nga ne fii laa ci yem nii laa defee woon keneen ku ñëw continuer mais ay non fi ma toll ci liggéey bi nañ ma bàyyi ma continuer liggéey bi nangam ak nangam loolu dafa mel ne kon askan bi yëpp yow rek yaa fi xam nañu mën a yore réew loolu rafetul. ba tey imam ci suñu question boobu rek la ñuy def surtout bu ñu jëlee Mali bi tranché yu bari ci wàllu xeex ba muy imam Dicko moo xamante ni si moom it kenn naatablewul engagement bi mu amoon ci aux côtés des peuples maliens ñu gis ni ñu ne si jamais la même situation se reproduisait au Sénégal même si on ne le souhaite pas d'ailleurs ndax imam Kanté mën nañu ko xaar mu taxaw position bi imam Dicko taxawal population bi. waaw bu dee même situation bi la ah kay am naa ci yéene parce que ni nga ma gisee ma taxaw ci projet Akon bi waaw c'est-à-dire que lu tax ma taxaw ci parce que dama jàpp ne rek loo xam ni la waruma seetaan parce que xam-xam responsabilité la ku xam bokk la ku xamul alxuraan dafa ne hal yastawi lazina ya'lamun wa lazina la ya'lamun mu ne ndax ñi xam dana ñem ak ñi xamul kon xam responsabilité la moo tax nit yàlla du la atte yow man xëy comme nag bi wala ganaar bi parce que bokk leen responsabilité léegi kon sama responsabilité pour man ci réew mi dama koy jël ba mu mat sëkk lépp lu ma xam ne gis naa ko xam ko waxtaane ko ba jàpp ne lii lu baax la ci réew mi dinaa ci def sama kéem kartan pour loolu sotti lépp loo xam ne gis naa ni tamit dafa nar a yàq réew mi wala yàq diine ci danaa ci taxaw jàmmarloo ak moom sama kéem kartan kon nag la xew Mali la xew ak seen réalité mais li xew Sénégal fii bu tollee foo xam ni jàngat naa ko waxtaan ceeg nit ñi xool l'islam bi lu ma ci may ci charia kon tam ma jël sama responsabilité taxaw pour défendre réew mi défendre population yi défendre l'islam. wax na imaam ñu ngi lay jaajëfal. jazaakumullah xayran maa ngi leen di nuyu waa Rewmi FM yëpp.